loo xam ne dégg nañ ko te ñun ñu ci doon xeex depuis bu yàgg mooy déclassement 400 et quelques hectares ci forêt classée bu Thiès bi pour ñu mën a xettali enfin waa Mbourkat ñi nga xam ne ñu ngi xeex depuis ay at a ngi nii pour ñu mën leen a maanaam régulariser ñu ngi rafetlu xeexu waa Mbourkat yi ndax dafa am ñu ci bëri ñoo xam ne ànd na ak ñoom ci xeex boobu ñu ngi leen rafetlu di rafetlu victoire bi ñu am enfin pour ñu mën leen a régulariser bi nga xam ne toj nañu seeni kër en 2021 bi nga xamee ne 2017 président Macky Sall ci boppam moo fi ñëwoon dig leen ne dana leen régulariser 2017 rek léegi nag juróomi at la may laaj député ya ñu faloon 2017 ak ba ñuy wut ndombo tànk yooyu ba diggee woon loolu ci juróomi at yooyu lan la ñu liggéey est-ce que bu ñu taxawoon taxawaay bi ñu waree est-ce que dinañ doon toj këru waa Mbourkat yi ndax ñu ngi ko toj 2021 muy lu metti nag parce que bañ ko tojee ñun dem nañ fa fekk fa fitna ba fa nekkoon kon fitna bi waroon nañ ko munoon na ñàkk toroxal ba ñu fa toroxaloon askan wi munoon na ñàkk bu fekkoon ne ay élection taxawoon na kon ñoom dinañ def li ñu waroon def ndax mbir mi nag même bu ñu fekkee ne rafetlu nañ ko ndax décret nag benn parti moomu ko benn coalition moomu ko décret république moo ko moom donc li ñuy bëgg ñaawlu ci mbir mi rek mooy bu ñu xaarati ba élection jot mu des quelques fan war a wote ñun politique yi ñu jël tumu ranke askan wi ak coono askan wi ñu jël ko di ko politiquer wala di wut pour ñu wote loolu moom dañ koy dénoncer avec la dernière énergie parce que mënoon nañu ñàkk li am Mbourkat 2021 te mu metti woon af Sénégal yëpp ak àddina bi teg ci seen bët mënoon na ñàkk bu fekkoon ne doxaloon nañ comme ni mu république di war a doxe léegi nag ñu ngi leen di araftu di leen wax ne 400 et quelques hectares yooyu ñu déclassé su élection yi passé ngir yàlla nañ ko delloo askan wi ko yeyoo ak ki ko moom te di xeex depuis 99 bu ñu ci profitoo ki moo suuf si comme ni ñu ko gisee ndax fii nag seeñu nañ ba seeñu parcelles yi ñu joxe woon maanaam désaffectation am na fi te yépp ci kilifa yi la jóge kon tey bu ñu toogee ba 400 et quelques hectares ñu déclassé ko pour 2500 familles nañu bàyyi xel ngir yàlla askan wa te jolloo leen seen moomeel te ñu def ko nag di ni mu gaawee nii ci veillu élection yi nañu baralee noonu tànk yi bu élection yi passé pour ñu lijjanti ko te ñu delloo ko askan wi leneen li mooy li taxoon ñu classé forêt yooyu mooy Thiès dafa nekk ci benn cuvette forêt yooyu nag ñoo doon capter ndox mi nga xam ne mooy wàcc ci falaise yi nga xam ne ñoo nekk collines yi nekk autour de Thiès collines yi nekk autour de Thiès xam nañ de donc loolu moo doon aar ville de Thiès nga xam ne cuvette la ci inondation yu bëri kon nag buñ koy aménager ngir yàlla nañu bàyyi xel ne dafa am rôle écologique bu forêt yooyu doon jouer te ñu fexe ba ñu aar Thiès ville ba ñu defar ay infrastructure yoo xam ne dinañu capter ndox mi wàcc mu bañ a ñëw indi ay loraange fii ak ay at xaw ma ku koy fekkee mais ñu ngi koy alerter tey bu ñu ko def yëfu bukki rek bii bukki bii njuur bii sàmba ñu jël comp lu ndaw jox ko population yi def fa lu leen neex parce que 400 et quelques hectares nag bon bëri na te nañ kuy seeñu nag ay parcelles ay lotissement yu nit ñi jëlul seen parcelle boo gisee 400 et quelques hectares xaw ma noo koy def may wax fàttali ne la xew Mbourkat yépp ci jamonoy Idrissa Seck ba mu yoree mairie Thiès la xew ba muy xew lotissement boo xam ne dañ ko defoon kenn mësu ko approuvé parce que ñoom ñoo dugg ci biir forêt classée bi bañ ko gisee la ñu arrêté lotissement ba ñoom ñu joxe lettre d'attribution ya kon lu jiin njaaga ñoom ñooy njaag kon man gisuma benn ndam bu ñu am ñoom tey la ñu yàqoon ñu koy jéem a defaraat ñu koy bàkkoo ndax la am Mbourkat
ba ñu toroxal fa ay nit ba toj fa seeni ay kër ci ñoom ñooñu la ñoo yoroon mairie bi bañ koy lotissé ñoo lotissement bu bon ba ñoo ko yoroon ñoo séddale woon kayit ya ñoo yónneewaat pour ñu toj kër ya kon nag tey jii nag ñoom amuñu lu ñuy bàkkoo loolu laa bëgg ñu fàttali ko askan wi xam ne amuñu benn njàmbarte ci li ñuy yàq ba pare ñuy toog tey ba veyu élection ñu naan dañ koy defaraat pour bëgg Thiès delluwaat ci seeni ay loxo loolu moom actualité bi ñu namoon a wax te alerter leen ñu wëcc prendre en compte question environnement yi xam naa ne waa Eaux et Forêts ñu ci bëri waxuñu de mais affaire bi ni mu demee mën na nekk ne dina am lu leen ci jaaxal parce que forêt bi rôle bi mu doon jouer tey jii même bu dul forêt amatul ay garab dafa am rôle écologique bu mu jouer te Thiès mën na cee am gàllankoor loolu su passé deuxième point bi ñu bëggoon waxtaane mooy lu jëm ci élection yi parce que yéen xam ngeen ne ñun dañoo àndoon ak coalition Wallu ci élection locale yi tey jii nag ñun ci ñi dox ak ñi wax ba Wallu def benn say ak Yewwi ci lañ bokk ak lu mu tuuti wax nañ ci dox nañ ci parce que loolu wax naa ko sax ci émission bu ma def JDD à l'époque balaa kenn di commencer tractation ne bu ñu bëggee renverser tendance ba assemblée nañu dem fi nga xam ne raw gàddu la mooy département yi ñu def fa benn say ndax bi ñu xoolee ca jamono jooj bi ñu paree élection rek département de Thiès opposition réunie bi mooy Yewwi ak Wallu rawee woon nañu Benno Bokk Yaakaar lu ma 36 000 voix ñu def ci plaidoyer wax ci ak ay leader kon ñu ngi sant yàlla bi loolu mënee am loolu ba mënee am ñu moo tax ñun nag tey li ñu gëm mooy fa ñu nekkoon te damay wax ci kàddu ñi fi toog ñépp ndax ñoo ma yónni pour ma wax ko fa ñu tegoon suñu tànk mooy opposition bi ñu àndoon ak Wallu su àndee tey ak Yewwi tey jii ñun dañuy woote pour ñu votel Yewwi fii ci département de Thiès dimanche su jotee ndax bulletin Yewwi mooy bulletin bi nga xam ne moo lëkkale maanaam ñaari coalition yooyu fii ci département de Thiès ñuy woo département de Thiès yépp tumuranke nañ député fukki at a ngi nii ma nekkoon naa ak ñenn ñi assemblée ba ñuy dox yenn problème mu askan wi mosuma leen gis ndax mos ngeen doxantu wala ngeen dem gis député yi di dugg ci gox yi di lijjanti problème yi ñooñu nag bu ñu dellu seene nañ leen delloowaat askanu département de Thiès ci seen bopp ñoo war a jël seen fulla ak seen fayda jël seeni cëru député jox ko ñeneen ndax li tumuranke assemblée ba la yàq assemblée ba parce que jarul sax ñu di ko xale yu ndaw yi sax xam nañ ne assemblée nationale Sénégal fi mu ne jaratul dërëm ndax luñ fa nekkee xam ngeen ko tàccu nelaw xuloo xeex ak def naka sudul noonu lu gis ngeen jublang ya fa xew yépp ci législature bi gisuma nag ñu ñamewuñu sax def bilan assemblée fi mu ne ñamewuñu def bilan luñ nekk di def bilan président Macky Sall en tant que exécutif kon ngeen xam ne kon assemblée amatu fi ndax su assemblée amoon assemblée bi dina taxaw def bilan mais ñamewuñu ko def ndax nag gouvernance su assemblée ba fukki at yi xam ngeen kañ ko joxoon moom day génn na waaye nag kenn ñamewut wax ca lam fa liggéey kenn ñamewu caa wax kon ñun tey dañuy woote pour ñu delloo assemblée bi joxaat ko gëddam te pour ñu joxaat gëdd assemblée bi tey askan wi tey ñoom ñooy falu député le 31 juillet képp ku ne askan wu ne képp ku jot mën a voté xamal ne yaay député le 31 sa carte woowa da nga ko war a sàmmi pour nga am yeneen xeetu député yu dul député yoo xam ne dañ fa nekk ay bëtu nguur gi nekk fa gémmuñu nguur gi nekk fa tànku nguur gi député yoo xam ne bu ñu leen tànnoon tànneef ba war kenn du fa luubal kenn du fa indi faux billet kenn du fa falsifier ay passeport diplomatique député yu xeetu député ngeen may Sénégal chance boo xam ne dina tax ñu demaat ci beneen départ joyanti loi yi nga xam ne yépp ay loi yoo xam ne antidémocratique lañu wala loi yoo xam ne rek intérêt benn groupe lañ fa nekkee ñu joyanti ko ci législature bii nga xam ne loolu rek la war a jëriñ mooy une législature de transition loolu laa gëm te askanu Sénégal ñu ngi may dégg yematuñu sax Thiès ñu ngi lancer un appel à tout le peuple sénégalais
ñu delloo Sénégal cër wi nga xam ne moom la république di am mooy ñu am un pouvoir exécutif am un pouvoir législatif fort am un pouvoir judiciaire fort te loolu xam nañ ne tey jii tumuranke ne ci réew mi ñuy lancer un appel pour que ñu voter massivement pour la liste de Yewwi Askan Wi fii ci département de Thiès ñun dinañu engagé wu nañ ci campagne bi même bu ngeen ñu ci gisul engagé wu nañ ci te dernier meeting de clôture bi ñuy def ca Médina Fall su neexee yàlla dinañu sol suñu dàll ànd ak suñu ay délégation dem fa jouru vote bi ñu ngi woo ñëpp qu'il vente qu'il pleuve qu'il neige maanaam buy taw ak buy xiin ak bu dënoog bu naajee nit ñi nañu sol seen dàll parce que avenir u réew mi moo nekk en jeu may wax ni que ñun fii fi ñuy voté Petit Thialy bii fees na dell ak ndox kenn mënu fa voté yéen xam ngeen ko sax dégg naa ne nañ toxal nañ ko ci beneen école Prestige à côté ñu ngi lancé waale nit ñi xam ko même message yi jàllul bu baax fa la ñuy voté ji man nag maa ngi woo autorité yi ñu xam ne bu fekkee voté su jotee dinañ wut alternative nañu wut alternative balaa école ubbi ndax avenir u xale yooyu ñoo ëpp benn bés voté bawul bokk na ci li ñuy jooyal waa koñ bi ñu xam ne école bu baax suñuy sët yi fi ne dañ ko war a am ni ñu wutee jee place bu ñuy voté nañu fexe balaa école ubbi ñu wuti place boo xam ne xale yi dinañ jàng ndax daaw école ubbi na lu ëpp weer xale yi nekk di toltolaani seeni waajur tumuranke man nag nee naa leen ñi ñu duma woon ci local yi nag ñoo bëgg a dékkaliku suqaliku si waat enjeu bi yëpp mooy loolu ñi ñu duma woon ci local yi ñoo bëgg suqali mburoog soow moo bëgg ñëwaat ne ñu kat da ngeen di continuer neen kat comme duma ngeen ñu dañoo bëgg ñu continuer di ñu servir mburoog soow Thiès nag moom foog naa suur nañu mburoog soow këll ak lu mënti xew dégg naa ñu naan ay liste parallèle dem nañoo ay liste xawma lan dem xoolal askanu Thiès nañu jóg massivement delloo buum ca mboy ga ba nga xam ne politique dañ koy teg ci éthique ak morale ndax ñoom ñii ñëpp ànd tey la ñu waxante démb ak barki démb mu ngi fi tege maa ngi leen di gërëm di leen sant